Thiès Est maa fa yor planification ak formation. ville maa fa yor coopération décentralisée. teg ci itam yor autonomisation ci Thiès Est ci comité consultatif des femmes. nekk présidente GIE la réussite kon nag ci biir mbooloo mi laa bokk ci seen biir laa bokk di jigéen femme de développement comme yéen li ngeen di liggéey moom la ñuy liggéey casquette yu bi fee lañ ko teg takk suñu ndigg di liggéey pour lu jariñ nit ñi jërëjëf ngeen baal ma suñu partenaire suñu xarit suñu sœur Julie Cissé yaakaar naa ne moo sabab li di jox wàccuwaayam madame le maire Maguette Fall suñu sœur suñu xarit suñu collaboratrice ñu ànd di liggéey laata sax dama juum maa ngi sargal di ziar soxna Anta Mbacké yaakaar naa ne looloo jiitu suñu wasi la soxna si fi yàgg lool te wër si barke sa maam mi nga xam ne yaakaar naa ne ñu ngi koy waaj a màggal fan yi ñun foofu la ñu bokk di la ziar bu wóor a wóor di la jox sa wàccuwaay di nuyu di ziar ñëpp di ziar vraiment ni nga ko waxee les élus locaux Maguette Fall représenté leen les partenaires ñi nga xam ne ñoo jàppale Jules Soir si bés bi tey presse bi suñu xarit suñu càmmiñ yi di leen nuyu di leen ziar ak yéen ñi nga xam ne yéen a jógee si localité yépp di ngi leen di nuyu di leen dalal jàmm fii di chambre de commerce man de vraiment bi ma Julie woowee dama si bég lool ndax yéegoon naa semaine n'est-ce pas de la femme rurale journée mondiale de la femme rurale maa ngi koy suivre yaakaar naa depuis démb wala barki démb am na benn activité bu amoon daal suivre naa si internet ma rafetlu ko lool parce que rawatina thème yi ngeen fi bëgg waxtaane leadership féminin participation si jigéen ñi si politique bi n'est-ce pas accès si suuf si ñi yàgg di ko xeex mbirum agriculture programme yi fi am yépp ngeen ne da ngeen si jël seen wàll man dama ko rafetlu parce que thème yi dafa nekk thème d'actualité te yaakaar naa ne seen tenue yi ngeen sol sax daf ko reflété bi ma génnee sama bureau gis vert jaune bi ma ni vert bi vraiment espoir le jaune bi mooy lu ñor dama ko rafetlu ma ni tiens ma ni lii de vraiment lecture la jot naa xool exposition bi tamit wax dëgg yàlla rafetlu ko loolu ndax gis naa liñ fa nekkee donc jigéen ñi Julie dama leen di féliciter ci initiative bi ngeen jël parce que gis nga monde rural bi cinq partenaires yi ma doon recevoir ñu ne ñu mel ne au niveau du Sénégal diggante Dakar ak Thiès fan nga gis jigéen ñoo xam ne ñu ngi yëngu réellement ci liggéey man li ko Dakar dafa moderne de ñoom ay jumtukaay yu xëy na accessible mais monde rural bi sooy wut liggéeykat dëgg demal foofu te li may wax dama ko xam ndax man dama def 50 xaw ma 49 communes région bi dox ko pendant 2 ans Julie xam na si dara Julie di sama partenaire di sama xarit di sama dëkkandoo ma gis ni muy liggéey ñu dëkkoon may wàcc toujours si moom jaakaar naa ne fii genn wàll gi suñu ma xamul man xam naa genn wàll gi donc ma leen di ñaan Julie yàgg nañu daje si table yi ngay xeex déféminisation de la pauvreté xaw ma fu ñu si toll mais yaakaar naa ne su fekkee ne ñu ngi xeex ba tey ci participation politique jigéen ñi vous avez largement votre place te yaakaar naa ne léegi xel yi weesu na mobilisation tàccu ndax léegi li ma gis jigéen ñi léegi dañoo yeewu maa ngi xool sànq ci Thiès Info soxna si laa si xàmmee ngay wax yow mii gis naa la Thiès Info nga ne si benn tool ma gis ñu teg installation goutte à goutte yooyu ñii di waxtaan léegi y a même pas 10 minutes maa ngi koy xool avant nga may woo ma yegg si fii laa ñëw rek doon ko continuer donc loolu dama si bëgg kontaan si may ñaax vraiment Julie xam nga la moo des liggéey baa ngi fi xam nga la moo des modernisation organisation kuréelu boo xamante ne ni ku nekk di nga si sant sa yow kuréel nga mais xam nga papillonnage bi yaakaar naa ne mooy yàq kuréel yi bokk fii bokk fële fu ne nga ne fa moom la ñuy wax ngarale donc tubaab ne qui trop embrasse mal étreint yéen a ngi ci benn réseau jàppante leen moom je la connais parce que du sax toog te lépp loo xamante ne que nii ma nga fa muy Dakar muy Kaolack muy sous-région muy étranger si yéen lay doxal ak lépp luy doxal gi man fu ma dëkk dafa ñëw def ma ay proposition donc su fekkee ne que kuréel nañu rek si nit ñi di seet bi ñu dalee di ngarale ba léegi réaliser wuñu ba léegi ñuy xeex déféminisation de la pauvreté ñu xam ne ne ko yoon boobu baaxul
soo demee ba si digg nag jaar yoon boo xam ne amoo fa issue nga xam ne lii du jeex wàññeekul waat nga jéem a xool bari yoon ngay jël yoon baa ngi nii koo xamante ne que nii yéen lay doxal yéen lay waxal ndax namul dara mu ngi sant yàlla bu baax a baax da yéen ñu mun naa ne yéen ak ñun lay doxal kon daal Julie maa ngi souhaité vraiment plein succès à vos travaux su fekkee tey li ma wax ëtt na kenn maa ngi siy jéggalu c'est dans le souci de bien faire mais daal ñu leen xam ne ñun au niveau de la chambre de commerce bëgg nañu soo leen paree seen communication yi su fekkee am na ay recommandations ñu jéem see jot comme ça ñun aussi comme quel que soit alpha am na ay loo xam ne état bi jox nañu ko am na loo xam ne ñun ñoo ko moom ñu seet nag la ñu leen si mën a jàppale bu ngeen leen si bu baax a baax wasalaamaaleykum wa rahmatulah. di jox ñépp seen wàccuwaay di beral nuyoo jabootu Jup Soir ba bi ñu tàcc seen bopp bu baax. Sëñ Abdourahmane njaboot gi ne ci biir fii tànn ci biir tànn fi yaakaar naa bërki démb caar fiyaay Ramatulaay mi jóge Matam Kanel nee na pour ñu tànn délégué li ñu nafar ci leadership leader taxawaayam dimbali na leen ci ñu tànn te bu bañ a ànd ak parparloo parce que ñëpp bëggoon ñëpp loolu tegtal la ci ne mbir mi soxal na ñëpp waaye ay délégué ñoo fi ne te ku fi ne ña la yabal wax dëgg yàlla booy seet ñoo la gën a jàmbaar dañu baax yabal la kon ñu tàcc bu baax a baax njaboot ñuy sant di gërëm madame le maire yaakaar naa wax na ko mi ngi casquette politique am waaye li ko boole dëgg ci Jup Soir moo di programme bi ñu am WLP dooleel ñu muy programme leadership participation politique des femmes ñu am fu ñu déparé ak moom ba tey kon madame le maire ñu ngi lay jox sa wàccuwaay ñun dañuy ne bu ñu xewlee amuñu jafe-jafe pour élu local ñëw jëmmal suñu table bi fii madame le maire toog ay conseillers am nañ ci ñu bare ñu toog ñoo xam ne tey njabootu Jup Soir lañu waaye toll nañu foofu Ramatulaay conseiller municipal Kanel su koy coy conseiller municipal Gandiaye mi ngi nii jàkkaarloo Marie conseillère municipale bu Touba Toul ñi ngi ci biir donc ñun participation politique bi ñi ngi commencé làmb daj jeexital bi ñooñu fa ñu toog yaakaar naa ne bu ñu fa taxawee dinañu xam ne taxawluñ fa seen bopp mais li ñuy wax lu wér lu jëmale jigéen kanam kon maa ngi jox ñépp seen wàccuwaay di gërëm di sant sëñ Abdourahmane wàccaay dafa metti mais ñetti fan yi sànq mi ngi leen di tooñ naan est-ce que yéen a ngi seen ñaari tànk ba tey maa ni ko faw mu dëgër ndax li ñu bëgg dañ ci am fulla ak fayda ak Pastef kon yàlla nañu yàlla àggale fa ñu jëm incha allah te maa ngi koy ñaan ci barke weer wi ñu ne ñun murit di weer wu am solo suñu yoon muy weeru safar bu loolu wéyee maa ngi gërëm di sant bu baax a baax suñu farandoo bu ñu nee farandoo ngalaat na ñépp waaye faw ñu benn bennal ko ndax dañu ne caar fiyaay altine 1h30 2h farandoo yi commencé posté yaakaar naa docteur bu jëlee moom mi fi teewal wan campagne dana ci gën a xuus mais am ñu woote Washington ak Italie ne waa jotaay bi dafa jeex yéen seen jotaay bi gaaw na ñu ne ñu ngi ci diggu jotaay bi ñu ne yëf yi commencé na daw loolu farandoo bi presse bi moo ko mën kon ñu tàccu leen bu baax waaye nee nañu am na nu ñuy olofale ne liir bu fecc ma dëgëree dafa am ñu jàpp ci mbaggam muy farandoo yi yaakaar naa sëñ Abdourahmane dootuñu ko présenté altine won nañu Sénégal ak àddina bi jàppale boo xam ne gunge boo xam ne 2016 ba mu ñuy won ne lëkkaloo dina am dinañ leen may teen te du yem ci teen kit lay doon
booba madame Si Xaan Njaay ña nga Kilimanjaro ca ña demoon teewali jigéeni Afrique yi ne dañuy xeex pour jot suuf si. kon sëñ Abdourahmane la ma wax altine cant gi moom am na fuñ ko doore waaye du am ab illaa yow mi di parce que ndox nee nañu mooy àdduna kon kala yombalal ndox ca suuf soo am ba nga mën a liggéey kooku ameel nga ko pay. ñu ñëw ci beneen farandoo muy Oxfam xaar am na ñu miin sa kanam fii am na ñu suuree sa tur booy na seen nopp tey mu teewal leen fi waaye bu jëlee kàddu dina présenter délégation ñu tàcc bu baax Oxfam ndax barki démb kat ñi nekkoon ci atelier lancement projet bu bees bi xaar ana Ngoone Jóob borom pause café xam nga séeréer dafa foqale dafa bëgg a lekk ma nga fële tàllalal sa loxo am na lu mu wax lu am solo ci Oxfam dana ci ñëw. kon projet bu bees bi xaar te projet boobu daanaka mooy ndimbal lu mujj toujours ma ni sama njaboot bu ma jëlee avion tukki dem wax ci jigéen jot suuf ñoom ñi ñoo jàpp samay mbagg kon ñu tàccu leen bu baax a baax di yóbbante sant ak gërëm ci équipe Oxfam yëpp xaar ñu doore ko ci directrice bi Amy Glass mais sa collègue yëpp léegi sonal nañ leen ci li ñu bëgg a def dañuy sonal Oxfam ñun xaar mi léeg-léeg bërki démb kañ laa la woo mooy naa ko borom kër gi na ma jéggal aw ma waxtu dama koy sonal te mu am yéene ci lii ñuy def jàpp ci nit ñi dañ ma naan xaar léegi GIPS la bokk ma leen waaw GIPS la bokk xam nga mënoon na ne partenaire la rek xaw a am nu mu def kon jigéen la dañuy daal di amit ñun ni ñu def waaye dafa jaxasoo njaboot gi te yaakaar naa ne nëgë ni daaw ñi ngi ak moom Kolda ñetti fan yi waa Kolda organiser ko ñu nekk ak ñoom kon ñu tàccu Oxfam bu baax a baax ñu teg ci suñu beneen càmmiñ teewal fi wan campagne docteur moom daf ñuy fay sax ndax anniversaire u bërki démb bi moom maa ngi koy tooñ léegi ne ko Kandji Socé wax dëgg yàlla anniversaire boo xamee ne xéwale soxna Mame Anta Mbacké moo ko taxawu bariwul ñu koy am kon macha allah wan jàpp ci ñetti fan yi bu baax a baax ndax dañu daje Kampala ñuy ñaari sénégalais waxtaan ma ne ko ñibbisi Sénégal moo tee ma lakkal la man nag damaa lakkale parce que damay bëgg toujours di ñuddi pour indi sama njaboot di ko lakkal kon docteur ñu ngi yóbbante cant ak gërëm ci wan waaye dafa am lu am solo lu ma bëgg a wax nee naa léegi bi ma fi fekkee samay doomi ndey muy directoire femme éleveur ak plateforme nationale campagne moo lee local maa ngi naan Aïssatou bu Oxfam en fait femme leader yi ñu ngi bëgg a yàgg ñii plus de 30 ans ñu ngi ci waar wi kon bu yàlla di def ñu dem tey ba bokk jotaay ne nañu boole doole yi ndax kenn ku ci ne sa campagne riir loolu ñun day lu marqué fortement GIPSOA te dañ ci laxasu parce que ci biir GIPSOA ana waa Sanc Yoro Sadio dañu dogu woon ne ca dëkku pël ya lañ leen di yóbbu def journée bi parce que kosam ngay naago nag bari la nañ ci macha allah kon boole doole yi dafa jot pour résultat yi ñu bëgg impact bi ñu bëgg ñu daal ci gaaw a yegg kon ñooñu tey bu leen soxna Awa Diallo jiite yaakaar naa ne maa ngi koy fàttali léegi suñu booba julaasoo ba sama doomu ndey la nag ñu bokk xeex yu bari ci àq ak yelleef jigéen kon ñooñu tamit dañ leen di beral tàccu bu baax a baax may ñaan ñun suñu njaboot am na nu ñuy berale tàccu suñuy naataangoo kon nañ ko def tàccu GIPS waa plateforme nationale ak directoire jël leen te yaakaar naa ne tàcc bi soxna Awa Diallo mën na ko nañ leen àndandoo
man daal sëñ Abdourahmane loolu laa bëgg foofu laa bëgg a daanele samay kàddu duma laal ci thème communication yi parce que dinañ ci dugg naaj na ba pare mais di wax rek ne boo leen seetloo ci biir njabootu Gypsouar am na ay jeunes dames ak ay jeunes yoo xam ne suñuy njaboot la ñu nekk ci kaw gi ñii ay bachelier lañu ñu ngi xaar ñu orienté lañu ñii dem nañu ba 3e ñu ne nañu daal di teel a préparer relève bi ñu am benn programme leadership jeune fille adolescente de 13 à 18 ans di leen tàggat pour ñu préparer à devenir des leaders parce que man sama classe gi léegi ñu joxe lenge bi incha allah màgget nañu ñu ngi daw plus de 35 ans te mbir doo ko ñëdd kon xale yooyu ngeen gis dinañu sonn lool ñu ngi dukki rek soxna Fat Samb jiite leen ñooñu ma bëgg ñu tàccu leen léeg-léeg nit ñëw bureau sax yërëm leen ma ne leen ñun ñii seen yaay yi di leen def loolu yi jaar nañ fi te xale bu nangoo day dem kon maa ngi leen di encourager bu baax a baax di la seeral ne sëñ Abdourahmane am nañu une jeunesse vaillante nga xam ne ñi ngi ci duma fàtte aussi suñuy dëkkandoo sonal nañ leen ñetti fan yi dañu naan waa ñii lan lañu xewle ummi am na dëkkandoo yu fi ne ñoom it dañu ne dañuy dem fekke bésu Gypsouar ñu ngi may xool ñu bokk lu bari waaye dëkkandoo dafa yaa ki nga dëkkal sa koñ dëkkandoo la ka nga bokkal ci liggéey bi dëkkandoo la ka nga dendal bureau dëkkandoo la ka ngay dajeel ci ndaje dëkkandoo kon jigéen ñi ay dëkkandoo lañu yàlla na rafet yàlla na rafet yàlla na rafet ni ko soodu di maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp dama fësal liggéeyu presse en ligne waaye tooñ naan ko Welo Soleil ñooñu suñuy papier dañ koy yeggale foo xamee ne amuñu seen pay kon toute la presse écrite en ligne rajo Dunia soxna Fatima suñu soxna yi jiite les stations régionales aussi soxna Fatima ak soxna Mam Sène bu best mais ak régionalu RTS muy la présidente de l'association de la presse locale ñooñu dañ leen di gunge ci leadership participation politique parce que ñun dañu ne fu jigéen ne yor ndombo tànk nañu fexe ba programme bi dooleel ko fital ko ba lañ ko jox mu am ci résultat yu kawe suñ jot donc maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di jéggalu gudd na loo xamante ne ñun nee nañu mooy benn produit ci biir élevage benn produit la ci biir élevage ndax soow rek nga mën a génne ci nag bi des di dund bu subaa mu joxaat la soow waaye yàpp boo ko dindee ci jur googu dootoo ko gisaat bu dul der bi nga lal moom di ci julli wala der bi ñu jël ko dem def ko cuir defal ci ay dàll ak yooyu moom pare nga ci waaye meew moom soo rattee tey rek ci suba gi bu ngoonee nga rattaat wala bu subaa nga rattaat nag bi moom daf fay nekk donc le lait est le seul produit de l'élevage man toujours dama koy wax di présenter nag ñi ma àndal ma ànd ak Aïcha Sow moom mooy présidente directoire régional des femmes en élevage de Dakar bokk ci directoire national nekk it ci fédération des GIE d'éleveurs du Sénégal bokk CNCR aussi ak Asprodep CNCR moom ku nekk xam na ma ànd ak Fatimata Ka moom mooy présidente réseau des femmes rurales moom tamit mu nekk jàmbaar liggéeykat yàgg ci développement di yëngu bu baax ci soow xam bu baax soow ma ànd ak aussi Aïssata Ka moom tamit Malika la jógee ànd ak Fatimata Ka ñoom tamit ñoo bokk benn fédération bi nga xamante ne ñoo ci nekk tey jii nag li ñu fi teewal nag tey mooy fédération nationale de la filière lait muy FENAFILS Bokar Diaw jiite ko ma nekk présidente ma nekk vice présidente bi loolu mooy suñu teewaay fii loolu mooy suñu lëkkaloo ak yéen directoire national maa nekkoon présidente bi sama mandat jeexee beneen jigéen jël na ko moom tamit mu ngi doxal vraiment mu ngi liggéey bu baax moom tamit ci biir réew mi mais fii FENAFILS
lañ fi teewal lëkkaloo bi it ñun la ak yéen ñun waa FENAFIS la ak yéen. bu loolu passé Abdourahmane bi ma la nuyoo ba pare ndax Julie nee na la farandoo maa ngi nuyu Julie di ko beral nuyoo bu baax a baax macha allah jigéenu jàmbaar jigéen ju honnête jigéen joo xamante ne yaayu seex la njaaxaanaay lay tudde xam nga lan moo tax Julie bu jiitee dara macha allah day dox du jeng amul xàjj ak seen moom liggéey rek la xam résultat la xam liggéey la xam Julie yàlla dimbal na ma amul fu ñu dajewul ci instance yu mag yi daje nañu bitim réew waaye macha allah man dama ñëw Julie ndax bëggoon naa am jikko bi mu am modestie Julie nekk nit koo xamante ne dafa oyofal boppam te oyoful ndaxte ku xam Julie liggéeykat la ku xam Julie jàmbaar la ku xam Julie waxkatu dëgg la ku xam Julie ci lu leer rek lay teg loxoom ci lu leer rek lay doon kon tey damay remercier Oxfam di ci beral nag xaar mi nga xamante ne moo yor mbir mi nga xamante ne si la ñuy yëngu ndax xaar bi mu ma waxee keroog ne dañuy dem Thiès wax ma li nga xamante ne moom la ñuy organiser fii tey bi mu tuddee Julie rek dama ko ne bokk naa même bu ma amul jot bokk naa kon xaar maa ngi lay remercier yaa koo nekkal ak Oxfam ak koo bokkal programme bi di remercier Malick ndax keroog aussi laa ko fekk Oxfam bariwul woon sax lu may assister ci réunion comité bi ndax li may toog bariwul te bu fi bokkar nekkee moom mooy président bi mooy assister mais nag boo gisee ñuy def bureau ne président ne vice président wala ne secrétaire général bu fi kii nekkul rek kële mën cee teew kon Julie ñu ngi rafetlu lëkkaloo bi moom bu neexee suñu borom bi ci barke weer bi suñu borom bi dina ci teg loxoom bu neexee yàlla dina am ay résultats ndax Oxfam dafa lëkkale ñaar ñoo xamante ne ñoo bokk xol ñoo bokk jëmukaay ñoo bokk lu ñu bëgg ñoo bokk li nga xamante ne moom la ñuy def ñun tey jii ñu ngi préparer les 72 heures du lait local ñu ngi ko war a defee bu neexee suñu borom bi à Linguère la dernière réunion bi ñu mujjee def foofu la ñu jàppandi mais balaa journée 72 heures yooyu di le 21 ak le 22 novembre am nañu benn pré-journée bu ñuy préparer pour def la promotion du lait local ñu ngi ko fas yéenee defee Dakar place Obélisque le 16 novembre foofu Julie sa fédération bi am na ay jigéen ñuy yëngu ci càmm gis naa leen ñu ngi nii am na ñoo xamante ne ñu ngi yëngu bu baax ci soow suñu sañoon ñu teew fa indi seen produit yi nga xamante ne ñu ngi koy liggéey ñu won ko mbooloo mi won ko sénégalais yi mën faa jaay aussi yokk seen koom-koom yokk seen revenu kon man maa ngi di leen ko yëgal di leen wax ngeen préparer bu baax journée boobu ba vraiment ngeen feeñ fa bu baax a baax ba ñu xam ne les locales am na ci biir réew mi peut-être dañ koo génnewul wala nit ñi dañoo xamul fan lañ koy jële ji kon Julie xam naa ne duma guddal wax ji dama ko fi yemale gudd na sax gaa mais bu ñu duggee ci débat yi ak exposition yi bu neexee yàlla Aïcha mu ngi fi dina def benn présentation sur le lait local ndax kenn ku nekk xam na ne Aïcha xam-xamam màcc na ci loolu keneen aussi koo xamante ne rek ci délégation mën nga cee sànni kàddu nga sànni ci kàddu
vraiment di leen gërëm di leen sant di leen ñaanal te vraiment di rafetlu li nga xamante ne moo ñu fi dajale tey wasalaam merci. ko woon xam naa dinaa gën a xamante moom ci kanam di nuyu sama naataango bi bu jógee wan campagne di leen nuyu yéen femmes rurales yi ñu jógee Kédougou Matam di nuyu waa région de Thiès ñi ñu dalal tey may nuyu mbooloomu njabootu Julie Cissé Jib Soir te xam naa ne yemul ci ñetti région 11 lañu di ñaan seen jëf di law ba ngeen mëtal seen fukk ak ñeenti région fii ci Sénégal may leen di nuyu di leen sant di rafetlu bu baax teewaay bi di rafetlu bu baax dalal bi ngeen ñu dalal fii ma bëgg nuyu ziar sargal Julie Cissé mi ñu woo fii tey ci célébration journée mondiale de la lutte contre la pauvreté di wax ne li ma waroon wax sama mag yi ma jiitu yépp wax nañ ko ba pare lu ma ci dolli rek waxaat lay doon waaye ñun Oxfam dañoo nekk organisation non gouvernementale internationale bu nga xamante ne ñi ngi basé wu ci lu mët fanweeri nu mu tuddati non 100 téeméer ñi ngi ci téeméeri dëkk ci àddina bi fii Sénégal nag ñu am fi ay programme yu nga xamante ne dañoo jël mbirum jigéen ak yelleefu jigéen def ko ci digg ba lépp lu soxal jigéen ak lépp lu ñu war a defal jigéen ak lépp lu nga xamante ne jigéen war na ko am te amu ko ñun loolu mooy suñu soxla ñun loolu moom lañu ci loolu la ñuy dox te loolu li ko waral dañu gis ne que àddina bi dafa jeng li ñuy wax injustice sociale xaw ma ndax bu ma nee jeng di ngeen xam àddina bi ci boppam moo jeng ñii dañu am lii ñii amuñu mën naa dem ba ne sax góor ñi ak jigéen ñi yemalewuñu leen ñu bëggoon nag àq ak yelleef yi mën a yem ndax àq ak yelleef doomu aadama moo ko moom amul góor amul jigéen Oxfam nag di dox ba tase Julie mii nga xamante ne sax ne Oxfam boolewuñu ndax bañ naan def manifestation pour les femmes, la paix et la sécurité ci la ñu commencé di ànd di liggéey mu naan ñu xaar kenn ngeen di ñëw Thiès ma ne ko ñu ngi ñëw yàggatul Jib Soir nekk un des principaux partenaires Oxfam fii ci Sénégal ñu rafetloo farandoo boobu parce que ñun tam farandoo lañu ñu rafetloo farandoo boobu ndax jikko ki jiite Jib Soir waaye itam jikko njabootu Jib Soir ñu nawlu lool seen leadership moom foog naa léegi kenn traduire ko ñëpp a xam lu muy tekki ñu ne déet na waaye ngeen di tàggat xale yu jigéen yi tamit ñu am yaakaar lool ci ëllëgu xale yi nga xamante ne yéen a ngi leen di tàggat fi mu nekk nii ñu am yaakaar lool ci lëkkaloo bi ngeen ñeme sànq Awa Diallo dafa ne dañu lëkkale ñaar ñu mën a ànd ndax ñoo bokk xol jot bokk fu ñu juddu ñun Oxfam dañoo gëm ne que lëkkaloo moom moo mën a changer àddina bi ni mu doxee fi mu nekk nii bu ku nekkee demal sa yoon du sotti olof yaay dafa naan lu kenn mën ñaar ko dàq waaye ñun dañu gëm sax ne que lu ñaar mën fukk ko dàq ñu bëgg nag jigéen ñi am muusaay boobu mën a ànd nekk benn bàyyi xaajoo ak seen bàyyi njëkkante bi te xam ne que ñun ñëpp fu ñu jëm benn la ñuy wër nag di ut rek ñu nangu loolu ñu nga xamante ne nangu nañu ànd liggéey loolu moo tax ñu yàgg di liggéey ak Jib Soir di yàgg di ko fekki ci ay mbébétam di ko fekki ci ay action di def tamit fu ñu jëm yóbbu ko parce que bu ñu jëmee Kolda dañuy seet waa Kolda lu nga xamante ne mën nañ ko jàng ci Jib Soir ñu ne Julie ay ca ñu dem ak Awa Konaté mi moom la ñu mujj àndal ay da Konaté
ñu ne leen ay ca leen ñu dem ngeen wan waa Kolda yéen seen xam-xam nag fan la toll bu ko defee ngeen échanger ak ñoom naka sa noonu bu ñuy demee ñag dem nañ fi Addis Julie dem na fi Tanzanie ñun bañ nañ ko ba soxlatul sax ñuy dem bu ñu mënul dem ci yéen lañuy seet ci jigéen ñi lañuy seet ne leen dem leen représenter Oxfam dem leen représenter cette organisation donc gëm nañ ne que ñun ñëpp benn lañu gëm nañ ne que doole yëpp yemuñu waaye bu ñu leen boolee dina doole gi dina bëri te dinañu mën a dindi li jigéen di jooy li jigéen ñi di jooy ci àddina bi dinañ ko mën a dindi bu ñu ko mënul dindi tam nañ ci mën a wàññi lu bëri donc ci gàttal rek moo bëggoon wax ni que FENAFILS dañu ñëw fekke ci journée bi lu tax parce que dañ ne journée bi journée mondiale de lutte contre la pauvreté la bu njëkk sax dañ daan wax journée mondiale de lutte contre la misère maanaam ndóol fa ndóol mën a yem léegi ñu ne journée de lutte contre la pauvreté journée de lutte contre la pauvreté nag du dara lu dul toog xalaat naka la ñu mën a def ba jafe-jafe yi nga xamante ne yéen ñi nga xamante ne yéen a ëpp ci àddina parce que jigéen ñi ñoo ëpp ci àddina mën nañu fexe xalaat ak yéen ba jox leen jumtuwaay yi ngeen xamante ne di leen mën a génne ci pauvreté boobu te ñoom waa FENAFILS ñoom dañu am lu nga xamante ne day génne nit ci pauvreté ñu ne lan la ñu ne ñu meew soow bi ñuy rat sànq awa nee na soow rek nga mën a dindi ci nag ba continuer di juram bu déwénee mu mayaat la soow boo rendee nag ba boo déwénee doo am yàpp doo am soow léegi nag ñoom jigéen ñi ñu gis ne que suñu gëstu wan ñu ne que ñoom ñoo ëpp ci ñiy toppatoo mbirum soow ak mbirum lait local ñu ne leen lii outil la outil développement la lii outil buy indi koom-koom la donc dañu bëgg ngeen ñëw Thiès wax ak femmes ya fa nekk wan leen ne que yéen lii ngeen am pour seen autonomisation économique parce que nag autonomisation moo mën a génne jigéen ñi ci pauvreté bi bu ma nee autonomisation mooy nga dem ba mënal sa bopp nga dem ba xamal sa bopp nga dem ba kenn du na la jaaral fii wala jaaral fële maa ngi fàtte nuyu élus locaux yi ñu tudd fii sànq loolu tam lu am solo la ci ñun participation politique des femmes Oxfam yàgg na ko xeex fii ci Sénégal te bi ñu amee la loi sur la parité ñu ne déet na waaye ñu am ay conseil municipal yu nga xamante ne dafa am nombre de jigéen bu égal ak nombre de góor ñun loolu dañ koy rafetlu te dañ ci gunge gox yu bëri fii ci Sénégal pour ñu mën a yegg fi ñu yegg tey kon maa ngi leen di gërëm di leen di sant ma leen di leen ne dafa am xew-xewu àddina yu am fii ci mois d'octobre bi man loolu laa leen indil tey loolu laa bëgg a waxtaanee ak yéen ci kanam ci présentation bi may def muy mois d'octobre dañu nekk mois bu mag la non seulement ñu ngi tombé ci mois wu safar waaye dafa tombé tamit nekk mois d'octobre mois de mobilisation mondiale la àddina woon ndax képp ñëpp a ngi mobilisé wu ñi am lu ñu jooytu ko nit ñi tamit di déglu ñëpp a ngi ubbi seen nopp di déglu li nit ñi mbébét ma ànd fi tey ak ay naataango yu jóge Oxfam ma bëggoon leen présenter bu gaaw ba pare delloo leen kàddu gi maa ngi ànd ak sama naataango Aïssatou Sall nga xamante ne mooy responsable communication Oxfam fii ci Afrique de l'Ouest ma ànd ak sama benn càmmiñ bu jóge ba Tchad mu ngi tudd Djibril Mbangi Aj moom dafa jóge Tchad ne dafa bëgg a découvrir li xew Sénégal au lieu mu toog ca bureau Oxfam ba di liggéey ca bureau bu nit ñi di jug mu jug ànd ak ñoom pour xam lan moo xew fii tamit ci dëkk bi merci beaucoup Djibril ànd ak sama jigéen ñi ñaawul yi waa fédération FENAFILS mu leen présenté waat ndax présenté nañ leen ba pare ànd ak tam sama càmmiñ sama mag Malick Ndom muy suñu conseiller ci lépp lu jëm ci politique ak lépp ci jëm ci protection sociale ak lépp lu jëm ci relation ak les institutions miinante na bu baax ak Julie jërëjëf.
ñëpp ñi fi teew waa presse bi di nuyu jigéen ñi surtout nag di leen jaajëfal di leen masawu coono ndax xam naa ni fa ngeen jógee ñenn ñi fa jógee sori na boobu ba léegi ngeen nekk fi wax dëgg yàlla dañ koy rafetlu mais nag xam nga loolu mooy ñu wax passion ci tubaab xam nga nit moom fekk da ngaa bëgg mbir nekk ci coono bi sax xaj na ñun ñoo koy xam mais ñoom sax duñ ko yëg boo demee ni ñoom tey jii coono ko sax yëguñu ko ndax rek bëgg li nga xamante ne ci lañ nekk. man maa ngi tudd nag Serigne Tako Kandji di représenté benn ONG bu ñuy wax One Campaign. ma ànd ak sama ñaari collègue kenn ki ñu koy wax madame Ndaw Aram Faye moom suñu assistante la dañu dimbali ci yu bari ak kuñ naan Francis Bassène moom yooyu mbirum communication. fi mu ne ñii nag mooy li je doon wax sànq rek fi mu ne li ñuy def lii lépp daanaka àdduna bi ñu ngi koy gis fi ne nii lu ñu def rek mën naa jël photo léegi wala mu filmé ko léegi rek yónnee ko ci àdduna bi yëpp ñu ko gis kon ñoom loolu mooy seen liggéey ci ak wàll communication bi dañu yore ñoom. bëgguma guddal mais nag dinaa dellu tuuti rek ci sama bopp man ak xañ na li ma yàlla booleeg jigéen ñi ndax sama tur sax boo ko déggee Serigne Tako Kandji la li ma miin Tako lañ may wooye di ma wooye sëriñ boo demee suñu kër ba ma dëkk Tako lañ may wooye te Tako ku ma dégg xam ni turu jigéen kon loolu defe naa ni lu yàlla dogaloon la ci man bi ci topp mooy ni ma ko waxee rek yàgg gëm nag man jigéen gëm ni développement moom ku ci boolewoo jigéen doo dem man nu may xoolee réew mi ni day jàppale góoram te bàyyi jigéen ñi xam nga lu muy niroon day mel nit ko am ñaari tànk ba pare doxe benn tànk ndax xam nañu rôle bi nga xamante ni moom la jigéen ñi di joué ci développement. dama leen ci jox rek benn misaal lii saa boo xëyee gis ko tey damaa xëyee Notto Diobass fa laa dëkk muy fii rek soriwul 6 kilomètres fii ci ginnaaw Thiès fa laay xëyee bi ma ñëwee ba Tawa Fall am na ñuy xam Tawa Fall juri xam nga Tawa Fall ma fekk fa as ndaw mu taxaw ci yoon bi arrêté ma ni ma ne ko foo jëm mu ma Thiès ma ne ko lay wuti Thiès mu marché laa jëm may waxtaan ak moom ndeysaan mu ni ma man de fan sa dama tawatoon ñetti fan a ngi nii mais tey damaa tane rek ni damay dem marché ndax bu ma demul marché day kër dara du fa baax kon mu lay wan rek importance bi nga xamante ni defe naa ni madame la maire wax na ko léegi effectivement jigéen ñoo yor kër yi ñun dañ ciy jàpp di kon ne ci sama histoire rek léegi nag sama jàppale jigéen ñooñu ak sama bëgg ànd ak jigéen ñi yàlla def may ñëw ba liggéey ci organisation bu ñuy wax wan bi may wax nii wan boo xoolee organisation jigéen ñi ndax suñu présidente directrice bi nekk Washington di suñu siège jigéen la ñu am bureau Afrique mu nekk Afrique du Sud kaka yor jigéen la ñu am bureau régional Afrique de l'Ouest francophone kaka yor jigéen la ñu am bureau Nigéria kaka yor jigéen la ñun waa góor woon bu ñu demee réunion dañuy dajaloo benn place jël ay photo ndax dañoo wér lool ñun waa góor woon pour wan leen rek li nga xamante ni wax dëgg yàlla moom la wan di kii ak fañ teg jigéen ñun waa One Campaign ba ca des dafa lay mujjee nag ci sama bopp nag ndax bëgguma yàggal loolu mooy sama keroog ndeysaan yàlla dafa def ci xam naa li ma yàlla di dimbale ci asamaan ak jigéen ñi rek musuma xam sax ni bis bi le 15 octobre sax moo doon journée bi ñu jagalee jigéen ñi xaw ma ko woon bare rek yàlla def ndeke man bis boobu laa juddu man le 15 octobre boobu ci programme bi bi ñu demee wax dëgg yàlla nee naa man de wax naa ko keroog fay ca Thiar fi ay naa man daaw ma célébrer anniversaire ndax loolu dañu koy jàppe bu ngi tubaab ñaare mais anniversaire bu ma am keroog moom defe naa ni anniversaire dootul mel noonu ndax
anniversaire boo xam ni wax dëgg yàlla waa kër Sëriñ Tuubaa ña nga fa man fa laa bokk ma nit nag ndax waa Daaru Xudoos la ñu tudd ma Sëriñ Saako Mbàkke nekk fa wax dëgg yàlla wax fa ay wax yu rafet ñaanal ñu fa jigéen ñi nekk fa ma nekk seen biir xéewal yi macha allah ñu wax fa lu am solo ci développement kon yaakaar naa ni man ku am chance la léegi nag ci wan rek lay ñëw bu gàtt mooy ni ma ko waxee sànq wan ñun suñu liggéey mbirum plaidoyer la mooy rek di wax ñun wan dañ naan la buñ lay tëj dañ naan la est-ce que mën ngaa yóbbu est-ce que mën ngaa wax yóbbu ci développement surtout na ci wàllu jigéen ñi plaidoyer la ñuy def plaidoyer mooy dañuy song gouvernement yi maa gën a lëkkaloo ak gouvernement bi chaque fois dañuy dem présidentielle Macky Sall tout le temps dañuy dem ci ministère ndax Sénégal dafa signé ay engagement dañu ni bu dee mbay dañuy jël rek dañuy boo jëlee budget Sénégal bu dee téeméer la fukk yi ci mbay la war a def te jigéen dañ cee am wàll xale yi am ci wàll ñun nag suñu liggéey mooy di saytu loolu ba xam gouvernement yooyu ñu ngi respecté engagement yooyu loolu plaidoyer loolu ci beneen bi mooy dañuy liggéey ak société civile ñu mel ni yéen ñu mel ni GIFSOAR ñu mel ni CNCR ak ñeneen ak ñeneen di gëstu ndax man sama liggéey ba may commencé liggéey gëstukat laa woon recherche laa nekkoon sax bitim réew Kenya laa nekkoon daanaka fa laa gën a yàgg ba pare nekk ci développement yor ay projet am na benn projet bu mag bu nekk projet village du millénaire fii ci Louga maa ko yoroon ba ñëw ci plaidoyer léegi nag man damay gëstu bu ñu ne dañuy yuuxoor du ñu yuuxu rek ci neen dañ koy teg ci lu leer nañ dama leen nag toog Washington wala toog Londres wala Dakar di bind ci jigéen ñi man góoma loolu am na solo mais nag boo bëggee am information dëgg da ngay dem wàcc ba ca suuf fa jigéen ñi nekk nga fekk leen fa nga mën a amee information te suñu liggéeyu plaidoyer loolu la plaidoyer ci gouvernement yi ak partenaires yi leen fàttali seen i engagement na leen waxtaan ci ginnaaw président Donald Trump muy président Amérique xam nga dafa xaw a kàccoor bi mu yéegee dafa ñëw rek ñu da day wàññi ndimbal bi ñuy ndimbal réew yi néew doole da koy wàññi loolu la wax ñu ne ko baax na waawal campagne jóg ak ànd ak ñeneen dem gis citoyen américain yi nga xamante ni seen xaalis dañuy jël di ko dimbali nit ñi ñun leen da ngeen di bind ay lettre ñu bind fukki junni ak ñetti lettre yóbbu ko ca congrès bi mooy assemblée générale nationale bañ ko yóbbu ci congrès bi dañoo tiit président Trump dafa dëpp ci la décision boobu jëloon day wàññi kii kon ñu suñu liggéey loolu la def pression ci ñiy dimbalee def pression ci gouvernement yi di waxtaan ak société civile di waxtaan ak seen classe ngeen ñi mel ni jigéen ñi liggéey pour effectivement li nga xamante ni mooy engagement gouvernement yi di ko respecté seen wàll ngeen jot ko ci li ngeen war a am léegi nag jury moom xam naa ni dinaa ci wax tuuti ndax mënu ma cee bañ a wax waaw dëgg la sama wala kal la ndax sama kal la daa sant Siise ma sant kaay yi man maay góoram wante lakkal moom àlla kulli yàlla mënuñu ñàkk ci àdduna mais damay ñaan yàlla day bu may am ay lakkal de ma am lakkal yu mel ni jury Siise ndax am na ay yeneen façon lakkal sax yoo xam ni jàpp naa ne amuñu njëriñ lakkal loo xamante ni lépp rek te jury tu wax mu ko jëmale ci boppam musuma sollicité mbaa dara ni ma moom déedéet jigéen ñi rek projet yi rek développement kon damay ñaan yàlla gën maa may lakkal yu mel ni jury Siise xam naa ni xam nga mënul nekk mais li tubaab di wax cloné mooy fekkoon da nga mën a jël benn nit def ko fukki nit mbaa téeméeri nit mbaa junni nit ku mën a nag cloné jury Siise mii ak ñi muy àndal Sénégal am ci ay téeméer mbaa ay junni ko def naa Sénégal léegi mu dem loolu kon loolu ci gàttal ndax xam naa dinañ gën a dugg na ci biir waxtaan wi ma gën leen a expliquer ñun li ñuy liggéey wante daal maa ngi dellu rek di sant jury bu baax di sant ñëpp di sant jigéen ñi vraiment den wax sama mbégte bi nga xam ne daal moom laa am rek pour participer ci journée tey wax leen jury da nga maa yombal sama liggéey yow da ngaa foog ni sax man maa la jàppale mais yaa ma jàppale man xam nga lu tax dañ maa sas dañ ne ma yow ci at mii war nga xool ñetti événement yoo xam ni war nga faa dem plaidoyer yi may wax noonu li nga xamante ni mooy ak yelleefu jigéen ñi nga dem wane ko fa jury xam nañ dara may wër di wër waaw man ndax ku ma doon kaay xam nga ku ma doon tey wool jigéen ñi tey Sénégal parce que ñoom xamu fu may commencé ndax xamu maatam fu mu fa kenn
xaw ma kenn wéli nga may wër ku ma ko defal bayam ci Julie fan Julie ni ma nag am naa ñetti fan kon ñetti événement yi am naa nag mooy ñetti fan yi bërki démb ak démb ak tey kon Julie man kay yow man kay maa nga war a sant ndax yow dimbali woon la may yaa ma dimbali waaw ndax lii moom dama ko waroon def àlla kulli yàlla kon daal wax dëgg yàlla naa yem foofu ni rek ndax xam naa ne bu dul loolu moom damay jël kii du yàgg ma yem foofu ni wasalaam xam naa ne gën a dugg ci waxtaan bi. mbooloo mi jërë ngeen jëf ginnaaw bi ñu leen wàccee yéen ñëpp kenn ku ne ci wàccuwaayam jiital ci loolu soxna Anta Mbacké soxna si ñu ngi leen di dellu di nuyu di ziyaaraat di profité ci weer wi di leen ziyaar di ñaan ngeen ñaanal ñu damay sof rek ci li docteur Tàkk ko wax muy ni xëy na ànd bi santante rek lay doon ndax ñun tamit su fekkee yàlla dafa dogal ñu nekk benn ONG allemande yàlla ci mbaaxam mu dimbali ñu ba ministère allemand de la coopération nga xam ne réew moo dégg ne Allemagne dimbali ne ko ci àddina ministère boobu moo yore gafaka biñ lay dimbali yàlla ci mbaaxam def ministère boobu nekk suñu organisme partenaire ba saa yu ñu defee li ñuy wax programme d'investissement nga xam ne mooy li ñuy lëkkale nguuru Sénégal ci ñu war ko wax fan lañ ko bëgg a wuutu ci njabootam parce que loolu mooy taxawaayu ONG état Sénégal moom moo warlul digganteem ak njabootam fu ci njaboot nekk mu fexe lépp luy infrastructure sociale de base fekk la fa ba doo jooy dara mu lottu ci defal ko boppam mu am ay partenaires au développement yu ko ciy wuutu waaye bu ñu umpante loolu indi programme d'investissement ñu war a wax état du Sénégal fan la ñu nekk lan lañ fay def ñan lañ koy ànd defal yan koppar lañ cay def ak nan lañ koy doxale koppar yooyu ak nu mu mën a toll ministère allemand de la coopération daf ñuy wax ne ren bu doon ñaar fukk jël naa fukk yi ak juróom gàddu naa ko ba tax na li ñuy tuuti ci ONG léeg-léeg ñu song projet boo xam ne buñ ci demee ak nit mën waaye nan ngeen mën a defee nii ak yéen ni ngeen tuutee macha allah loolu moo ko waral yàlla dogal man ma dem ci mission yi may def ma toog ak ministre allemand de la coopération xam nga yàlla dafa baax mbaaxu kese la ñi ci jotaay bi ñu waxee ba àggal xam naa mu xool ma fi ma jógee sori na ñuulaay bi àgg na ci kukk mu ne ñii allemand bi ñuy làkk waa ji waru ko dégg bi ma waxee ba àggal lépp lu waay waxoon mu fàtte ko mu ne ma dama gis njabootu Sénégal nekkul dëkku guerre waaye maa ngi gis njabootu Sénégal ñu commencé bari ci ñi jël gaal yi jëm si Allemagne Abdourahim lu ciy sa xalaat ma ne ko monsieur le ministre bul am yaakaar mukk ne ñooñu dañu jógee Sénégal ci seen teeyu bakkan ñi guerre dàq ak ñi xiif dàq ñoom ñépp problème moo leen jëlee fi ñu jóge ma ne ko xale yi àgg nañ ci wax ne ñun lap ci biir géej gi moo ñu gënal ñuy yeewu ci yeewu gu amul ëllëg amul espoir amul avenir ñu lap ci géej gi moo ñu ko gënal ma ne ko ñooñu munoo leen téye lu dul danga leen fekk fa ñu ne defal leen fa projet yu am njëriñ suñu dëkk yi nag soo fa demee tey jamonoy noor doo fa fekk lu dul jigéen ñi góor ñi dese doole yépp génn nañu tàggoo nañ ne ñu ngi wuti lu ñu dimbalee seen ay njaboot ba jigéen ñi rek ñoo fay des lu ñuy defati lu nekk te bëggu mu sax na jaar ci jigéen ñooy buntu ba bi ñu yàlla wane nag Jubsoir xame bi yàgg na lool macha allah rafet tamit ci mbaaxu yàlla ñun ñu amee programme bu mel noonu pour dimbali leen ndax forage yu mag yi ñuy def ak adduction multivillageoise état du Sénégal dafa taxaw ci kanamu suñu ay bailleurs wax ne moom jël na loolu en charge du xaalis bu muy wuti xaalis bu mu am la ba pare bailleurs yi xool ma xool leen ñun waa nu ñu def ak projet yu mag yi ma ne ko nañ dem ci projet yu ndaw yi mooy loolu ñu tudd léegi projet yi ñuy jàppalee Jubsoir ci tàmbali kit la comme nu ko Julie waxee dañu wax ne
man su ma la defalee teen te dimbaliwuma la ci lu koy jukki la nga cay def ca kattan pour ndox mi génn dootoo dese kattan boo liggéeyee. pompe bi bu doxee gasoil mbaa bu doxee courant loo waroon la waroon jëriñ yow ci wàllu koppar ci wàllu koom nga jël ko fayee ko ndox wala gasoil loolu tam du yëwén. almaa yi ànd ak ñun te ñun bokk nañu réew yi ëpp naaj ci àddina 3 junniy waxtu naaj am nañ ko ñun par at kon jaaduwul ñu am 3000 heures de soleil par an ñu wëlbatiku di fayum gasoil ak courant di ñu sonal jaaduwul. ñu ne kon nag nañu jàppalee jigéen ñi Djibsoar ak projet jigéen ñi teen yu ñu ànd ak pompe solaire. jigéen ñi di jël seen portable yi di ko yónnee ci beneen dëkk ñu koy chargé dafa war a jeex nañ ko war a mun chargé waaye booy génnee ndox foog nga am foo ko denc ñu ne nañ def benn mbànd ba pare nag gàddu ay arrosoir di roose ba seen ay màgg di toqi loolu yi dafa war a jeex kon na nekk arrosage goutte à goutte moo gën a mën a économiser ndox moo gën a mën a économiser coono moo gën a mën a économiser ay jot te gàncaxam moo gën bi ci des comme ni ko Adja Julie waxee juróom benn la woon moom ci mbaaxam commune bu Fissel mu féetale leen ñaar ñu def ñeent yi des fii waaye li ñu ci gis doy nañu ba yii inauguré guñu ko waaye warloon nañu ñu ngi def juróom benn yu bees yoo xam ne war nañ ko def ci 2019 waaye xam nga li ci gën a neex kenn gënul sonn kuy gunge ku demul gunge li muy neex na nga gunge kuy dem bu la yàlla nattoo ngay gunge ku demul mu ngi mel ni ngay yee kuy nelawul doo ci am ndam mais boo fekkee koo xam ne bi mu la gisugulee moom mu ngi dem mu nga am yaqin ne kii bu la gisul woon tamit mu ngi dem ci pexey boppam kooku neex naa dimbali moo tax ma wax sànq ne bu ngeen di seet ñun ñoo leen war a gërëm dama ànd ak ay stagiaire bari ki démb bi ñu ñibbee seen kër kenn ki papam daf ma woo mu ne ma li xale bi di wax ne moom la gis ma ne ko waaw parce que ñoom xale yi taax lañu te richesse lii génne Sénégal ci lii mu nekk du jóge ci taax yi mukk dem ci àll bi inverse lay doon bu ñu amee réew moo xam ne boo jëlee téeméer juróom-ñaar fukk yi ay baykat lañu ñu ne na baykat yi toog fanweer bi ci des dundal leen bu ñu ko waxee du dëgg kon suñu gunge bi yàlla teg ci loxoom yàlla na mu gën a yàgg yàlla bala ñoo bàyyi ni ñu demee Kër Maturé ñu demee ko Kanel demee ko Dindi Ferlo bi mënul ñàkk te boo tuddee Kanel ak Dindi Ferlo da nga joxoon ñaari axe yoo xam ne dëkk yi ci diggante bi ak faw nga jaar fa yàlla ñu yàlla kàttanal noonu ñun ci wàllu ONG suñu souci bu njëkk moo nekk ndox suñu souci bu njëkk moo nekk ndox waaye suñu souci ñaareel mooy éducation ndax développement du am mukk te éducation amul ñaari yi bu fekk jee accompagnement des groupements de promotion féminine loolu mooy suñu axe d'intervention comme ONG wax ji fi mu jógee du fa doy fi mu jógee du fa jeex fi muy jëm du fa doy kon dees na ko yemale